jërë ngeen jëf seen ànd ak télévision Futur Média ñu am mbégte teew fii xibaaru marax yi war ko faram-fàccee li ci gën a fës bokk si installation maire yi di wéy ca Géejawaay coow lu rëy ak Ahmed Aïdara may maire ba loolu leeroon na waaye premier adjoint ba indi Fanta Siro mujj ga premier adjoint ba Cheikh Sarr bu Benno Bokk Yaakaar lañ ko def dinañ ci dikk ni mu gën a yaatoog Oumar Mbow ci Ndakaaru Barthélémy Diaz préfet bu Dakar tabb na ko premier adjoint ba siiw na Abbas Fall bu Pastef la deuxième adjoint bi Ngone Meng bokk ci taxawu Dakar boobu it dinañ leen ko yaatal installation boobu niki dellu si waat ca bu Pikine ñu wàccoog parité bi foofu doon li ci gën a fës ak li ñu gën a nemmeeku ndax Awa Niang mooy première adjointe foofu ca Pikine ca Mali soldaaru France yeeg yeneen dëkk Europe ya fa taxawoon ak partenaires yi mel ni Canada danañ fa bàyyeekoo juróom-ñeenti at gannaaw bañ fa taxawee ne xeex terrorisme moo leen fa yóbbu woon terrorisme bi ay wey fippu Emmanuel Macron siiwal na xibaar bi ci alxames ji ci teewaayu Macky Sall ak Nana Akufo-Addo di président bu Ghana dinañ ci dikk ni mu gën a yaatoo ak naka la ñu war a jàngatee bàyyeeku boobu France nara bàyyeekoo Mali ak ñamu àndaloon xaatimool dinañ ci dikk ci reportage boo xam ni Habib Faye dina ci ànd ak njiitu Timbuktu Institute Bakary Samb lay wuyoo ak Diadji Touré di taskati xibaar ci Diadji Touré doomu Mali la dinañ ci dikk nu mu gën a yaatoo ñu àddu jëmale it ci wàllu koom gi sooxe gannaaw daanu CEDEAO boobu ba léegi ci Mali lay doon di ci li gën a fësit ca vallée du fleuve Sénégal lu toll ci ñetti junni hectares mbéyum ceeb bi nekk ci jafe-jafe ndax ñàkk ndox Ousseynou Diop dina ci dikk ci leeral. niñ leen ko waxee ci boppu xibaar yi mbokk yi coow lu rëy ca Géejawaay ngir installation bureau municipal bi la ko waral mooy Ahmed Aïdara naam bi ñuy sànni carte yi xob yi leeroon na ni moom la waaye naka la ñuy def ba adjoint yi siiw moo indi jafe-jafe yi ak woot ba ca mujjantal ga Cheikh Sarr bu Benno Bokk Yaakaar la ñu fal premier adjoint Oumar Mbow ci leeral. peut-être administration bi moo ñu ñeme mais nii ñemewuñ ñu dem nañ campagne ba jeex te génnuñ si mbedd. lii de lépp lay durool ba mu des installation mairie bu ville ab pëccoxo ci biir salle délibération bu mairie ville bu Géejawaay baat di jóg diggante woy politique ci njalbeen diggante Ahmed Aïdara ak Racine Talla mujjenteel ga Ahmed Aïdara moo daal di jote ak préfet bi moomee sax daal di tuudal ki nga xamante ni mooy autorité administrative bi. bilee coow yamul ci biir salle bi dong ndaxte ci biti itam militant yaa ngi coow fi mu ne ni nag xeex amagul diggante militant yi ñooñee dañoo nekk di sànnanti ay baat rek li waral li nu mel nag mooy ko ne ab police moo fa wàcc ab dispositif bu rëy lool. ci Ndakaaru moom Barthélémy Diaz daal di nañ koy installé ci xumbeel goo xam ni préfet bi teewe na ko ñu jàpp it ni ci wàllu bureau bi Abbas Fall bu Pastef mooy premier adjoint kiñ ci toftal di wuyoo kiñ ci toftal kon Ngone Meng bu taxawu Dakar lay wuyoo ci leeral ci tabb googu Aminata Mbaare Sow Jaafara ba teewe nañ ko. officiellement Barthélémy Diaz doon na maire bu Ndakaaru tey jilee la ko préfet bu Dakar daal di tabal li nga xam ni mooy wane ni moom mooy maire cérémonie bi nag solennel la woon waaye tamit ambiance bi nekkoon na fa. J'insiste sur notre volonté. dinaa ko fàttali saa su nekk li ñu gën a ñor tey mooy boole képp koo xamante ne liggéeyal Ndakaaru moo la ñor te loolee fas nañ ko yéene jaarale ci li nga xamante ne mooy mairie bu capitale bi. jël naa engagement liggéey képp koo xamante ne rek intérêt Ndakaaru moo la yëkkati. L'essentiel étant l'intérêt de Dakar. kàddoom bu njëkk en tant que maire de Dakar Barthélémy Diaz ne moom dafa nekk maire nekkul maire opposition waaye maire Ndakaar yépp la doon. Je dois le dire fermement et en parfaite. dinaa ko fàttali saa su nekk li ñu gën a ñor tey mooy fexe ba capitale bi gën a jëm kanam. loole nag mairie Dakar dina ci am taxawaay bu mucc ayib te loolu tamit may nañu ñu ne noppi nañ ngir liggéey ak nguur gi
lu ñu mënul nangu nag mooy képp koo xamante ne da nga taxaw rek ngir taxawaay boobu nga gàntal ko loolu moom duñ ko mës a nangu. Des opposants à la libre administration des collectivités territoriales. ci noonu muy tàllal loxo pouvoir central ngir liggéey bi mën a jaar yoon te du am benn jafe-jafe. Nous lançons un appel pressant. loolu sax moo waral ñuy tàllal loxo njiitu réew mi président Macky Sall mu xam ne rek lépp loo xamante ne moo ñu yëkkati mooy luy jëmal kanam li nga xamante ne mooy mairie bu Dakar te loolee ñu ngi xaar rek ñu am taxawaayu républicain. Les habitants de Dakar. ci salle d'audience bu mairie bu Dakar nag mënoon nañ fa gis ñiy faxe ci coalition Benno Bokk Yaakaar bokk na ci ki nekkoon seen tête de liste fii ci Ndakaaru ak tamit maire sortant di Soham El Wardini ñëpp nag ñëw teewee cérémonie officielle bi le Barthélémy Dias ne moom day inscrire ci continuité ñi nga xam ni nekkoon nañ fi maire ngir liggéey Ndakaaru. équipe municipale mairie bu Dakar jàppale ne téeméeri conseillers municipaux la am fukk ak juróom-ñett ci ay adjoint ni mu leen ko waxee Abass Fall bu Pastef moom mooy premier adjoint ñaareel bi Ngoné Meng bokk ci taxawu Dakar ca Pikine moom parité bi wàccoo na ak moom maanaam bu ñu tegee góor teg jigéen ba tax jigéen ñi gis nañ seen bopp bu baax ci bureau municipal bi di woote ñu liggéey ngir Pikine jëm kanam Awa Niang moom la ñu def premier adjoint au maire. ñu ngi ñëwoon di installer maire ak adjoint yi nga xam ne tey moo composé ville de Pikine ndax tey li nga xamante ne mooy liste yi gis nañu ne appliqué nañu parité bi parité acquis la pour jigéenu Sénégal kon suñu ñëwee tey ñu gis ne élection yi liste bi le bureau est paritaire franchement ñu ngi remercier le maire Ablaye Thimbo en tant que premier adjoint nag ñu ngi tàllal loxo jigéenu Pikine yëpp. dafa am lu ñu bokk muy Pikine dafa am lu ñu bokk muy développement Pikine kon defe naa ne sas wi jigéenu Pikine yëpp a ko bokk que boor bu mu mën a nekk que jigéen buy politique que jigéen buy politiqueul woo nañu daal ñëpp tàllal leen loxo pour ñu ñëw ànd ak ñun à travers la ville à travers le maire Ablaye Thimbo liggéey pour njëriñu Pikine léegi nii ci discours maire ñu ngi dégg am na ay projet yu am solo waaye am na tim li nga xamante ne mooy atelier de partage bu ñu war a def avec les acteurs du département pour que lañ cay tënk mu war a mën a nekk vraiment njëriñu département Pikine. dañuy wax ci li xew Mali ndax solo si mu am ndax France siiwal na ni dana bàyyeekoo foofu ak ay soldaaram donte Emmanuel Macron bi mu koy siiwal ci alxames ji ci suba Macky Sall président Sénégal ak Nana Akufo-Addo bu Ghana ñi ngi woon ci wetam niki it premier ministre bu Belgique Henri Michel ñu jàpp nag lu toll ci ñetti junniy soldat France danañu des ci Afrique dëndu Afrique bi bu ñu bàyyeekoo ca Mali ngir wotu kaaraange ci wàllu xeex djihadisme ba léegi ci leeral Emmanuel Macron ay kàddoom Chérif Diamo ko. Nous nous sommes rejoints sur une évidence. dafa am loo xamante ni kenn réeréewutu ko mbir ñun mënuñoo nekk di engagé wu ci wàllu militaire ak ay kilifa yoo xamante ni kenn xamul leen amul légitimité te weegun kenn. bokkun gis-gis ci wàllu stratégie ak tamit ci wàllu objectif situation boobu nag moom la ni jànkoonteeg te ku ne xam na ni xeex terrorisme dafa am lum laaj ñoom dañ ko mbubboo ñoom kilifa yooyu bëgg a des ca nguur ga xamul kañ la fay jóge bëgg it xool loo xamante daal ñoom dañ cay nekk rek ne duñ ko bàyyi loolu it xeex terrorisme boobu moom lañ mbubboo woo ay mercenaires yoo xamante ni ñaawteef yeen def ca Centrafrique am na ay rapport yu ko firndeel te yooyee mercenaires amul benn convention wala tamit lu ko encadré looloo tax France ak ay partenaires am yi jóg ngir xeex terrorisme ca Mali jël dogal daal di génne seeni soldats foofa muy Barkhane ba ci Takuba. de Ménaka et de Gao. juróom benn weer nag génn ca Mali boobu dana fekk muy lu ñu dëggal ba tax ana nan la France nar a taxawee ci dënd Afrique bi taxawaay li ak solo si jàngat li Habib Faye ànd na ceek njiitu Timbuktu Institute Bakary Samb reportage. jeex na France ak ay ñoñum daañu jóge Mali Emmanuel Macron di njiit li moom moo xamle li ni mel ne force française yi opération Barkhane taxoon jóg ñoom la ñeel ca boobee waxtu
moo ngay dajale dirigeant africain yi ba mu des yu Mali yi ak yu Burkina Faso yi ndax tamit réew yooyu dafa am coup d'état ab waxtaan samp ngir xool taxawaayu militaire ya nekk ca Sahel waaye itam nan la ñuy xeexee ñi di terroriste yi Bakary Samb gis ni ab ndogal la goo xamante ni bëri na lool défi yoo xam ne ci biir région boobee des nañ ko fay relever. am nañu capacité bi am nañu connaissance suffisante du terrain mais est-ce que aussi question bi gën a am solo est-ce que CEDEAO wala ñi nga xam ne ñooy organisation régionale yi am nañu kattan am nañu capacité am nañu aussi synergie boo xam ni mun na taxaw pour aar. Territoire malien ni ko faral di waxee aar territoire malien du problème mu Mali kese. doonut benn yoon lu bett doomu Mali yi di yeewoo fii ci biir réew mi. personnellement je ne suis pas. lii de wax dëgg fa yàlla doonut loo xam ne bett na ma benn yoon ndax ñi nga xam ne ñoo di soldaaru France yi ba ñu ñëwee ci réew mi ba léegi dañu gis ne insécurité bi dafa gën a yokk violence bi daa gën di yokk benn moment nag bu ñu tollee faaw mbir mi ñu jëlaat ko suñu loxo xool ana nan la ñuy aar ak askan wi. quand même essayer de corriger les tirs. waaye gouvernement bu Mali jamono ji ca la mu war a gën a sëgg liggéey moo di ana nan rek lay aareek réewam rawatina itam askanam loolee doon na loo xamante nit bu ci force européenne dugalut seen loxo dana xaw a takk suuf. problème bépp réew la boo xam ne denn nga ak moom gis nga fële ci Niger ñu ngi ci ay jafe-jafe fële ci Burkina ñu ngi ci ay jafe-jafe Sénégal lan mooy taxawaayam moom mi nga xam ni fi mu ne mooy buntu bi nga xam ni rek moo des foo xam ni nit mën na fa jógee Mali bu fekkee. teewul itam bileeg bataaxal gën a wax ni réew ya nga xamante ni ñoom engagé wu nañ ci xeex googee la ñu bëgg rek moo di des ca Mali waaye itam faaw ñu gën a lëkkaloo ak ñi nga xamante ne ñoo di réew yi ñu gën a jege gannaaw ba nga xamante ni ci seen bëgg-bëgg la ngir ñu des foofee lépp faaw mu am ab yoon goo xamante ni des nañu koy tëral ñel wàllum constitution dëkk bi. ba léegi ci wàllu Mali boobu ak frontière bi ñu tëj gannaaw daanu CEDEAO diggante Sénégal ak Mali jëflante gi askan wi dem ak dikk bi di gàllankoor rawatina ci commerçant yeeg transporteurs yi ci ñoom la gën a metteeti naka lañ ko dundee ak ni ñuy sàkku ñu ubbiwaat frontière bi di Saprera. ay téeméeri camion yu chargé ba fees taxaw ci frontière u Sénégal ak Mali ñoo ngi fii ci dëkk bu ñu tuddee Kidira diiruk embargo bi ba tey oto demul oto dikkul mu nekk ab situation bu am njeexital bu bari ci askan wi yeewoo Kidira. Entre Kidira et Naye, c'est plus de 600 camions. diggante Kidira ak Naye lu ëpp 600 camions ñoo ngi fa garé bu léegi te benn camion mënul dem benn camion tamit mënul dikk. safoor si moom sonn nañu torop man amilaay man laa maa gën a sonn ñëpp damay xëy suba ngoon dama soxee ko Macky Sall moom lu ñu mën a dimbalee tëjji ko te yàlla tax xam naa sax moom tëjji ko waaye bu lu ñu mën a dimbalee te tëjji ko nañu ci dimbalee. metti ñu ba fu metti yam bu ñu sañoon président wax si wubbi frontière bi ndax Mali ak Sénégal yëpp benn lañ ndax ñun bu ñu amee programme Diboli la ñuy dem waa Diboli bu ñu amee programme fii la ñuy ñëw. situation bu nu mel gulet askan wi yeewoo dëkk bi di ko dund commerce marchandise bi ak bétail bi tamit di dund ay guddi yu bët setagul perte yi ñu ngi koy estimer ci ay millions de francs CFA. dañuy ñëw jëndi ay poisson jëndi ay ceeb jëndi presque am na benn commerçant bu ne moom frontière bi bu mu ubbi woon lu mu bon journée bu nekk muy jaay lu mu jaayul dana jaay 8 millions par jour. keroog bu ñu ñëwee ci moom ñu laaj ko mu ne pendant 2 jours mënul fexe sax bu dajale 1 million mu loolu musiba la. ci njaay bi doxul oto yi wax ma la dara bis yi doon ñëw jóge Mali ñëw ñaata bis moo doon ñëw romb dem plus de centaine de bis ñaata yi ñoo doon jóg Sénégal di ñëw léegi dara amatul gis nga fii léegi mën nga tëdd fii ci kaw tali bi temps boobu amoo doo am sax jot pour romb ci mbedd yi. Le Mali n'est pas seulement un réceptacle. Il nous envoie des produits, il nous envoie leur bétail, il nous envoie beaucoup d'éléments. Donc il n'est pas question de fermer ses frontières. ginnaaw weer ak lu tekk bi embargo bi tàmbalee ba tey ay jafe-jafe yu metti la commerce bi ak askan wi yeewoo Kidira di dund ñu yaakaar rek mu jeex ci lu mu gën a gaawee. buñ jógee Kidira ak frontière Mali dañuy dem ba waaloog jafe-jafe mbéyum ceeb mi ndax lan ñàkkum ndox Ousseynou Diop Habib Seck. ñuy ay baykat yoo xamante ni ñu ngi nekk ci vallée bu fleuve Sénégal jamono ji nag ñu bay lu toll ci 3 junni ci ay hectares waaye nag am ndox tëleen ticc tax nag ñuy woote wàllu jëmale ko ci nguur gi. li fi xew mooy baykat yu opté pour ne dañuy bay
ba commencé def seen alal mais malheureusement ndox mi taxaw un grand surprise rek ndox bi jeex tool yi vraiment gis ngeen dégâts bi nii. ñoom ci seen i kàddu jafe-jafe yi ñu am jëm ci wàllu ndox dina tax baykat yi mën a décourager ñu nekk ci zone bi ñu duppee Njawel tey jëlee ñu ci bari ci ñoom xaddi nañu. parce que itam dafa metti def si obstatage semence ni mu seere nga def semence jiw def si mise en eau ba sa gàncax taxaw nga jékki say pompe dem ñibbi loolu vraiment dafa metti ci baykat. jamono ji juróom fukk ci ay hectares mën nañu jàpp ni yàqu na ndax ñàkkum ndox ñoom baykat yi nag di talal loxo nguur gi ngir mu gën leen mën a jàppale. yàqoogum mais actuellement daal fii ñu nekk nii. ban zone la. zone Jawel bi bayagum nañ fi 60 hectares yoo xam ne moom actuellement nii ñu ngi pare pour bàyyi. ndox daal lu ñu bëgg suñu tool actuellement daal ndox mooy suñu problème te moo wax bay leen te bay nag saa ndox mënu nekk. ci jamono ji ñetti junni ci ay hectares daan nañ koy bay ci goxu Njawel bi jëm ci wàllu contre saison chaude ñoom baykat yi nee nañu dañu jaxle ndaxte jamono jile benn ndox mënul egg ci seeni tool yi tax sax ñuy ñaan nguur gi mu jàppale leen. commune Sandiara ñi ngi góorgóorlu ci xëyum ndaw yi lu toll ci juróom-benn téeméer ci ñoom am nañ fa xëy ci usine boo xam ne ay batterie la ñuy defar ba tax Sénégal mbébétam mooy fileeki weer rek ñu koy jaayi bitim réew di exporter kon batterie yooyu Sandiara lu toll ci fanweer ak ñaari usine war nañ ko fa samp Abdourahmane Diallo Mamadou Gueye ci leeral. xëyu ndaw ñi ab problème la ci département bu Mbour Solence Énergie daal di recruter lu ëpp juróomi téeméeri ndaw loolu rek ngir ñu mën a defar ay batteries. am na 100 employés qui travaillent déjà mais tous les projets c'est les 650 employés qui nous normalement war na nekk ci 3 ans mais projet qui nous am surface qui nous am qui prévu c'est les 1000 employés léegi ci monsieur le maire dimbali na bu bari ci procédures yi pour implanter les usines bi. vraiment nu kontaan na usine bi commencé na mu ngi ci marché yi léegi mu ngi xaar sénégalais et sous-région qui prend la batterie made in Sénégal. moom mi nga xam ni dafa ñëw dalal société bi maire Sandiara di xamle ni am na fukki yeneen entreprise yi nga xam ne fi mu ne nii pare nañu ñoom it ngir xeex ñàkkum liggéey ndaw ñi. xale yi ñu jóg dañu Inde waa ingénieurs yooyu dama bëgg ñu former les jeunes de Sandiara pour ñu mën a fabriquer aussi ay batteries pour ëllëg voilà ñu mën a dans 5-10 ans ñu mën a continuer activité boobu ñun nag du ñu yem fii wax naa leen fukki usine am nañ fi déjà dans 1 an dina am yeneen juróomi usines yi fi war a nekk fii ak juróomi at wala fukki at dina am fanweeri usine ak ñaar yoo xam ne ñoo ñëw Sandiara loo xam ne fukki junni emploi lay dekk direct ak fukki junni emploi indirect mooy tax Sandiara maintenant nekk commune boo xam ne wax dëgg yàlla du mbokk yeneen communes yi parce que dafa nar a nekk une commune industrialisée une commune universitaire wax naa la ñetti université ñu fi ñëw nekk également commune boobu ci wàllu agriculture ak l'agropole day nekk aussi loo xam ne lu am importance la. ambassadeur bu Inde nekk fii ci Sénégal di rafetlu lëkkaloo yi nga xam ni am na ci diggante ñaari réew yi muy yokk di xamle ni am nañu ay projet yu bari fii ci Sénégal loolu rek ngir bokk ci ñuy suqali réew mi. ñu dellu wax ci accident ba amoon ca Poroxaan ci ñibbisi màggal Poroxaan njiitu réew mi jébbal na njaalam njaboot yi ci loru lu toll ci juróom-ñeent ñàkkoon ci seen bakkan lu ëpp ñaar fukkit amoon ci ay gaañu gaañu Touba ba ñu demoon Samba Ndiobène Ka ministre développement communautaire moo yóbbu woon njaalu gouvernement bu Sénégal ñu teewlu ay kàddoom. tànk yi ñu fi indi tànk yu yóbbu jullit ci jullitu moromam la waaye tànk yu yóbbu sénégalais ci sénégalu morom la tànku njaal la tànku massaw la président de la république bi mu déggee lii am dafa mobiliser gouvernement bi yëpp rawatina nag ministère de l'intérieur ak ay services am mun leen lépp loo xam ne dans l'urgence dañ ko fi war a def ngir ñu defal ñooñu noonu ngir ñu accompagner famille ñooñu nañ ci def suñu kéemtalaay kattan. waaye su loolu jàllee tamit day baax yéen ñi nga xam ne yéen laa dénk solidarité nationale ngeen yegg fu ngeen fa yeggee ngeen mën a jot li suñu njàll. moo tax mu wax ñun nañu def délégation ci délégation bi nag maa ngi ci ànd ak sama collègue le ministre Dame Diop. te yàlla def ko tamit mu nekk seen doom mu nekk ku ngeen xàmmee.
Pape Ousmane Sakho nekkoon fi ay jamono jëriñ ji yor wàllu koom daal di nañ koy rob ca Yoff gannaaw ba mu ko defee démb ci àllarba gi alxames gi le levée du corps bi amee ca Mermoz jàkkay juma Rawane Mbaye foofu lañ defee levée du corps bi ci teewaayu askan wu takku Farba Marcel Farba Maroun ak Pape Sangone Mbaye bokkoon nañ ci ñi teew. ay nit yu ñu ràññee ci wàllu politique bu Sénégal démb ak tey nation sénégalaise daal di delloo njukkal tey jeudi kii di Papa Ousmane Sakho nekkoon fi ministre de l'économie des finances et du plan diggante atum 1993 ak 1998 te gaañu démb gannaaw ba mu amee juróom-ñaari fukki at ak juróom-ñeent. Je perds un grand ami. Un homme de courage dans ses convictions. dama ñàkk xarit bu mag nit ku dëggu nit ku gëmoon boppam nit ku xarañoon ku bëri woon xam-xam teg ci yàlla rek laa koy dénk mu def ci moom li gën te it xaare ko aljana yi gën di kawe. Qui fera de lui le meilleur usage possible. Que Dieu le garde au sein de son paradis. Pape Ousmane Sakho était. Pape Ousmane Sakho nekkoon na koo xam ne ñoo jàngandoo doon it suma xarit ñoo defandoo lycée 6e ba terminal ñoo ko bokkoon wax dëgg fa yàlla suñuy diggante dëgg rek moo ko laloon ku ci nekk sa bés bu jotee rek da ngay dem waaye doon na koo xamante ne ni wax dëgg yàlla danañu wéetal bu baax. Mais vraiment c'est quelqu'un pour lequel qui va manquer. gannaaw yi les qualités yu jëm ci wàllu fonction bu mu jotoon a occupé ci wàllu ministère de l'économie des finances ak du plan jaratu la firndeel. man mu bokk ñi nga xam ne yàlla suturaal na ma fekke woon Sénégal nekk ay jafe-jafe yu bëri yoo nga xam ne njëgu pétrole bi crise mondiale bi yooyu yëpp am réew mi nekk ay jafe-jafe moom ak l'ancien premier ministre Loum ñu defar li ñu tuddee woon le plan Sakho Loum le plan d'ajustement structurel ba tax Sénégal mën a génn ci jafe-jafe yi bu nekk. mu nekk sama mag. nekk sama conseiller nekk sama xarit yàlla dogaloon itam ñu bokk ci même gouvernement nekk ci benn gouvernement ma mën a seede ci moom compétence bu yaatoo yaatu ak aussi teey ak humilité bu mag a mag a mag. levée du corps ancien ministre bi di Papa Ousmane Sakho ñu ngi ko daal di defee ca mosquée Rawane Mbaye bu nekk Mermoz ñu ngi ko daal di dénk boromam ca cimetière Yoff. ca France la ñu jëm Paris ak station F di kuréel goo xam ni dafa jaboote ay xeeti entreprise yoo xam ni yu xarala la ñuy doon ñu namm samp bu ni mel fii ci Sénégal fukk ak juróom-ñaar ci suñuy milliards ci kopparu kon Sénégal danañ ko ci def fii ci Ndakaaru fonds d'appui bu bàyyee ko Abu Dhabi moo ko jàppandal ci lëkkaloo ak DER délégation à l'entrepreneuriat rapide Chérif Diop Amza Diallo ca Paris. station F di bërëb bu yaatu lool ñu mën fa fekk bépp bànqaas bi jëm ci wàllu xarala yu bees yi ndawu Sénégal yi jot a jaar ci bërëb bi gis nañ ci seen bopp bu baax. BMZ ni mu mën a amee njëriñ start-upers sénégalais yi mooy boole start-upers yëpp ci benn bërëb boo xamante ne bu ñu soxlawee dara mën nañ jokkoo entre ñoom pour ku nekk mën a yokk sa moroom xam-xam yokk sa moroom expérience li nga jot a def nga bénéficier loo keneen ki pour mu def ko ci lu mu gën a gaawee leneen li mooy am structure état yi ñi nga xamante ne ñooy accompagner entrepreneur ak start-upers yi même endroit nga xamante ne boo soxlawee dara pour nga mën ko am dina gaaw. Sénégal itam mi ngi tabax luy nduroog station F di centre Mohammed Ben Zayed foofu itam li ñu ci bëgg mooy mu doon bërëb bi nga xamante ni mooy gën a rëy ci Afrique te bépp start-up di fa daje ngir jëmmal seeni projet. am na njëriñ loolu ndaxte loo xamante ne di nga jël ñaari at ba ñett pour def ko boo xam ne def ci juróom benn weer c'est parce que da nga am ñu la wër ñoo xam ne ñooy say njaatige ñoo xam ne boo amee soxla mën nañ la ci leeral pour nga gaaw ko résoudre. bërëb bi li koy tax a jóg mooy taxawu ndaw ñi nga xamante ni dañuy yëngatu ci wàllu jongante numérique muy luy ndiroog li ñuy def ci station F ca France.
Bien sûr qu'il y a une expérience qui est à tirer de station F bi expérience bi fi nekk mënees na ko partagé muy lu am solo wante warul nekk loo xamante ni copier coller la su loolu amee njuumte mën na ci am te bëggul lu ni mel il faut rek kon ñu bokk xalaat ngir partager lu ni mel su ko defee it ay solution ñu mën ko ci am. En matière de soutien financier que de soutien technique. station F mi ngi ubbi ay buntam atum 2017 milliardaire français bi ñuy wax Xavier Niel moom moo ko taxawal centre d'incubation Mohamed Ben Zayed bi ñuy def Dakar moom itam dina ubbi ay buntam fii ak fukki weer ak juróom-ñett xaalis bi ñu koy tabaxee toll na ci fukki milliards ak juróom-ñaar. ay pexe ci wàllu tàggat yaram ngir suqali UASU association ancien lycée Blaise Diagne ñi ngi ci taxaw ci wàllu athlétisme ak football rawatina ñeenti lycée danañu daje ci samedi ji ci ay final yoo xam ni secrétaire général association bi Abdou Mbow lay wuyoo ñu teewlu ay kàddoom ci micro Cheikh Sadibou Diarra Ababacar Camara. lycée Limamoulaye lycée Yëmbal lycée de la Fosse ak lycée Blaise Diagne ñu bokk def ay compétition athlétisme dans les différentes disciplines ak finale de football tey jii éliminatoire yi la ñu ne bon samedi su ngeen ñëwee di ngeen gis ni ci finale bi la ñuy nekk ci la ñuy xam nag ban équipe ci diggante ñaari lycée ban équipe moo ci gagné coupe bi. ñu jël aussi valeur 6 millions jënd ko matériel médical. ndax xale yi su fekkee ni dañuy nekk fii di def activité sportive laaj na ñu am kaaraange donc infirmerie bi dañ ko équipé. mbokk yi loolu doon fii li gën a fës ci xibaar yi ñu amoon mbégte àggee leen ko nees tuut soxna Sara Cissé dina fi teew faram-fàccee xibaar yi ci nasaraan gannaaw gi soxna Binta Diallo it feddali ak soir d'info ba léegi ci nasaraan jërë ngeen jëf.